Sénégal mbooleem juddub réew mi nekk bitim réew ci diaspora bi ñu ngi leen nuyu dëkkaat ak yéen ci kennu askan wi tey ñuy teewoo ponk bu bàyyi ko ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru daanaka ab yuuxu wàllu lañ ko gën a mën a méngaatleel ndaxte liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo fa ne di waa COUD ñoom ñoo tàmbalee am njàqare ci seen karange seen diggante ak étudiants yi nga xamante ne nii ñoom ñoo leen jaboote naka jekk ki ñu fi dalal tey di ki jiite syndicat bi nga xam ne mooy SATUC boot liggéeykat ya fa ne di soxna Valir Samb soxna si ñu ngi laa nuyu bu baax di la dalal ci ITV ci kennu askan wi. maa ngi lay nuyu Jaxate gannaaw ba ma nuyoo waa Sénégal yépp si diaspora beeg ci biir réew mi. très bien sant wi rek ak xaw a yàq alors Samb bu fekkente ne ni tey étudiants yi song nañu leen jàpp kenn si yéen ngeen yuuxu wàllu am na cheminement bu mu tàmbali ba fi mu accès ndax mën nañu dellusiwaat ci li xewoon ca université ba tax yuuxu googu jib. waaw salaamaaleykum waa COUD yépp maa ngi leen di nuyu. tey nag li ma fi indi mooy waxtaan ak askan wi ak étudiants yi particulièrement li xewoon mooy démb étudiants yi dañu amoon mouvement d'humeur comme d'habitude mais cette fois-ci dañoo dugg ci bureau yi génne travailleurs bu leen na may ma fay sama ordinateur wala may ma def lii ñu song la donc noonu la demee ñu song suñu benn naataango gaañ ko ñeneen ñi nga xamante ni dañ leen a agressé verbalement loolu mooy samay tànk tey ci émission bi pour leeral ko nit ñi. très bien ana lan moo waral étudiants yi mën a accéder ci seeni bureau ba mën fa indi aw lor ndax loolu du guléet gisoon nañ ko ca diwaanu Ndar ba am koo xam ni mu ngi woon ci diggante dund ak dee ndax tey wàllu kaaraange gi ca université dafa am luñ ci war a mën a naatable. di rafetlu rek liggéey bi nga xamante ni sécurité ñu ngi ko doon def mais loo gis lu nekk dafay am faay. ndax COUD kat kenn naataamdewul directeur bu bees bi mu ñëwee am na ay coppite yu mu def ci biir université te coppite yooyu pour étudiants ya tax mu def ko. sécurité bu doy kenn du wax ne sécurité day doy sécurité doyul. sécurité bi nekk COUD xam nañ ne étudiants yi seen ay rakk lan seen ay jarbaat lan donc mënunoo jàmmaarloog ñoom si dul mu nekk extrême duñu mës a def loolu te sécurité boobu sécurité COUD la ay agent COUD lan yoo xam ne dañ leen a jël embauché leen ci domaine u sécurité kon yooyu agent COUD maanaam si biir kër ga lañ dëkk parce que nous sommes une famille. oui université famille la boo ko jàppee noonu rek doo am problème mais nag dafa am loo xamante ni dafa xew munoo nekk sa biir kër sa doom di def naka sa dul noonu nga koy bàyyi muy def loolu ba bis nga bëgg a dindi loolu étudiants yi def ñun dañ leen jàppee rek ay étudiants suñu ay doom suñu lépp mais nag li tubaab naan trop c'est trop. jàpp ngeen leen di doom waaye jàpp ñu leen di ndey. ñoom danoo amul yërmande si ñun. xam nga ñàkk yërmande si nit mooy. yow xamoo nit ki fu muy jógee ba déplacé wu ak dëkk bi ni mu méttee. ci transport ñëw pour liggéey si nga ñëw ne ko doo liggéey d'accord doo liggéey ok mais doo liggéey si ba pare ak agression verbale saaga ak naka sa dul noonu. loolu la ñuy déplorer. très bien dem ngeen sax ba sàkku ci ni ngeen waxee ñu daal di saafara seen ay tawat ñoom étudiants yi dem nga ba laaj nguur gi ci boppam ñu fajaleen seen soxla ndax yaakaar ngeen ni loolu mooy la nga xamante ni moom moo ko gàllankoor ndax loolu maanaam doon na loo xamante ni xëy na waroon na mën a justifier acte boobule wala ndax jamono ji mën a jàpp ne responsabilité li xew du étudiants yi en tant que tel mais nguur gi la ñoom ñu leen teree faj seeni soxla. xam nga responsabilités sont situées. nguur gi xëy na mi ngi def waaye étudiants yi nag man duma wax leen lu dul état ci boppam parce que état moo jaboote ñépp. problème bi xew biir université ça fait presque une semaine les dirigeants du COUD les responsables du COUD ñu ngi recevoir étudiants yi di naxanteeg ñoom di wax ak ñoom mais am na ci loo xamante ni man mënuma cee xuus
ndax seenu póotum biir néeg la ñoom étudiants yi ci seen biir ñëpp xam nañ ne amicale yi xëy na am na ci ñoo xamante ni defaguñu seen renouvellement yooyu seeni póotum biir néeg la duma ci xuus mais li nga xamante ni ñun loolu la ñuy wax mooy kudd ci boppam képp ku fay liggéey étudiant moo tax nga ñëw étudiant notre raison d'être ñun loolu la ñuy wax étudiant dafa war a jàng li muy jàng dem ñibbi wala mu jàng am ay diplôme dem servir sa nation mais pas ngay indi violence dans ce temple du savoir violence moom zéro. lan mooy cette marge de manœuvre par rapport ak yenn agissement yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci université par rapport ak étudiants yi ndax am na yu bari yoo xamante ni ñu ngi ko fay joytu déjà lan mooy plus exactement liggéeyu COUD pour mu gën a leer ci boppu askan wi seen digganteeg étudiants yi. COUD dafa am ay pàcc yoo xamante ni agent COUD yi ñoo fa nekk. par exemple ci restaurant yi agent COUD yi ñu ngi liggéey foofu ci restaurant yi. mais les repreneurs des restaurants ñoom it dañu am seen employé mais waa COUD yi nga xamante ni ñooy liggéey ci restaurant yi c'est les contrôleurs et les coordonnateurs superviseurs aussi mais contrôleurs yooyu noonu dañuy subir à chaque fois ay agressions venant des étudiants agression yooyu COUD li mu ci mën li mu mën mooy jéem a taqale maanaam jéem a saafara loolu. lan lañ leen di reprocher. li ñuy reprocher lan travailleurs yi. waaw maanaam ñoom dañuy maanaam étudiants lan la ñuy brandir comme raison pour agresser ñooñu ngay wax. non les raisons sont multiples par exemple ci grève bii nii ñoom am nañ seen mouvement d'humeur ñun yëguñu tinuñu. ñu fekk ñu suñu biiri bureau ñuy liggéey génn leen foofu agression war na fa am. est-ce que dañ leen def moyen de pression wala yéen seen wàll bopp am na lu ñu leen di reprocher ñoom étudiants yi. man gisuma étudiant lu may reprocher parce que man 1987 laa nekk université. man li may def ci étudiant man maa ko xam soxla may nekk ci télé yi di ko wax. ñi ma xam nan ma bu baax lan lay def ci étudiant yi mais lenn rek laay wax mooy nit ñi nañu jàpp ne. université famille la. université c'est le Sénégal en miniature. donc famille nag boo ci nekkee da ngay jubbanti di defar ndànk-ndànk ñëpp xam nan COUD changement ba fa nekk. te changement boobu ci sur tous les plans. mais li xaw a indi xel ñaar wala jiixi jaaxa wala liy poser question mooy dégguñu leen de façon formelle ngeen dénoncer acte d'indiscipline mais plutôt da ngeen yuuxu wàllu ci nguur gi ngir mu faj seen ay soxla ngir jéego yooyu ñuy sóob ñu dakkal ko loolu lu muy wundu. mais wàllu boobu mais loolu la ñu mën a def ndax mënuñoo jàkkaarloog étudiants yi di xeex ak ñoom. naam am na ay jeunes yoo xam ne taxaw nañ pour defante. mais ñun syndicalistes yi. c'est que li ma bëgg a wax pour être plus précis mooy dafa am benn acte bu étudiants yi posé boo xamante ne nii méngalees na ko ak acte d'indiscipline mais yéen da ngeen ko jéggi interpeller nguur gi. mais étudiants yi li ñu def acte d'indiscipline loolu nga wax yow. mais nan lañ koy qualifier dugg ci bureau nit saaga ko. bastonné ko. mais da ngeen fi jéggi loolu daal ne non na nguur gi faj seen ay soxla. mais parce que dañoo mer ñoom étudiants yi. suñu meree la ñuy def loolu. la tax ñu mer du ma ca xuus man. parce que xaw ma lu tax ñu mer mi ngi mel ni ñu fekk ma sama bureau rek dugg na ma génnal mais du ma leen laaj lan moo tax ñu ne noo génn leen dañu grève. mais sauf qui peut boobu nag si diggante bi dina am ñoo xamante ni dañuy yeexamtu et tout ça loolu la étudiants yi di bañ. étudiants yi bëgg nañ bu ne génn leen rek. ñëpp génn dem ñibbi mais génn leen avec la manière ñun loolu la ñuy wax. loolu la ñu bëgg. ndax mën nañ jàpp ne étudiants yu Sénégal dañu am une superpuissance par rapport ak seen nekkin. non étudiants yi naka la ñuy superpuissant noonu étudiant mënul superpuissant état moo superpuissant étudiant jàng lañ ko wax. mais bu fekkente ne da ngay jàng te joxuñu la li war ci yow yépp ba tax ngay mer bay dal ci kaw ay travailleurs c'est ça la question. foofu la question bi nekk. très bien am na weneen wàll boo xamante ni également ñu ngi koy wax ci université mooy yenn xeetu doxalin yi yu mel ni par exemple njaayum yàmba ak yeneen yu ñu méngool prostitution ak yeneen yu ñu méngool loolu tey lan mooy ci yéen seen baat. ak xëy na bu dee firndewu na.
lan moo si xëy na saafara bi ngeen si yaakaar. man du ma wax ci question boobu c'est trop sensible. c'est trop sensible. gisuma ko man personnellement man Valérie Samb ku ma xam-xam ne lu may wax lu nekk dama koy xam. dégg nga ko certainement. mais loolu ñëpp ko dégg parce que presse bi moom lu ne toq ci seen nopp ñëpp dégg ko. amul yenn jéego yu ngeen si def si seen niveau yéen pour jéem koo leeral. ñun intersyndical du COUD. ñun xam nga lu ñu intéressé. les intérêts des travailleurs intérêts personnels et moraux des travailleurs. laaluñ travailleurs yi duñu dégg laal nañ travailleurs yi dañuy dégg. mais yéen bu li nekk si biir bu ngeen amee xëy tey c'est parce que am na ay étudiants. mais bien sûr bu étudiants yooyu bu seen xel naax saayee wala yeneen yu ni méngool. seen liggéey dina gàkk donc d'une façon ou d'une autre. non jaxate bu ma dugal si créneau boobu sans les étudiants yéen existé non bu ma dugal si créneau boobu parce que créneau boobu du ma ca dugg. wóoruma du ma ca wax lu ma wóor laay wax. étudiant li ñu ko xamal mooy jàngi génn ak ay diplôme ou sans diplôme defi leneen. mais li nga may dugal nii du ma ca dugg parce que xaw ma ko. xamoo ko mais dégg nga ko. mais dégg naa ko parce que c'est la presse qui parle. c'est la presse qui parle. ouais. yéen la mooy si seen responsabilité bu presse biralee lu ni mel yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk si biir COUD di fa liggéey yaa ko wax sànq di ay ndey. di ay baay xanaa kay war ngeen see mën a. leerlu bis buñ ci amee firnde bu leer dinañ def comme doom ak ndeyam wala doom ak baayam bu ko gisee muy def naka sa dul noonu naka la ñuy def. li ma bëgg a wax mooy est-ce ban démarche ngeen si entreprendre. wala da mais ngeen mënuñu cee entreprendre démarche. xamaguma lu mu doon ñun syndicat yi duggaguñ ci loolu. xamaguñ ko dañ ko dégg si presse bi mais bis bu ñu leeree administration bi leeral ñu ne loolu am na bu boobaa dinañ ci wax ndax suñuy doom lañ. bëgg nañu dëkk bi ndax saay parce que ñoom c'est les futurs dirigeants de ce pays. oui c'est que li ma xaw a jaaxal rek mooy kilifa ca COUD googu. moo génn leeral ne ay taxañu yàmba la ñu fekk ci ay néegi étudiants. moom la engagé kon mënoo wax ne yëgu leen ko mënoo wax ne amu leen si ay firnde. man personnellement gisuma ko duma ci wax gisuma ko lu ma gisul duma ci wax. gis ma ko gisoon non mais ce que je veux dire mooy c'est un peu gênant tout de même. yéen ngeen di liggéeyee foofu étudiants yi di seen raison d'être. lu ni mel am ngeen am si firnde. mais ba pare du ngeen si yëngu. man aw ma ci firnde bu leer déggoo li ma la xanaa munoo ma dugal jax. mais on est bien d'accord que ma jëm ma laa dugal dañu bëgg rek mu leer on est bien d'accord que yëg nga ni jàpp nañu leen. non yëguma ci dara. xam nga lu ma dégg presse bi laa dégg ñuy wax loolu ñu dégg. conférence de presse bi fekk kii woo ko woon. non fekkoo ko seetaanu ma ko sax. jéemoo si am dara lu la leer. non leer lu ma ci dara. engagé wu la. man xam nga lan laay wax. loolu engagé wu la yow say droit liggéeykat ñoo la yitteel. non mais bien sûr ñoo ma yitteel. kese liggéeykat mais sans les étudiants amu leen xëy. mais d'accord sans les étudiants duñ am xëy. eh bien mais étudiants yi ñoo fa nekk moo tax ñu am xëy. étudiants yi nag seen vie privée ça les regarde ñun suñu vie privée ça nous regarde nous les travailleurs. donc c'est la politique du nëpp-nëppal. comme non du nëpp-nëppal on la connaît bien au Sénégal. parce que da nga tàmbalee ne question bu sensible donc du ma si wax. waaw mais bien sûr c'est trop sensible. imaginez ñu ne sa doom day tux yàmba loo njëkk a def yow jàpp sa loxo yi teg ko sa bopp bi. loolu nga njëkk a def ut ci saafara déjà. ut ci saafara. yow loolu ngay def suñ la ko waxoon. ah waaw. te gisagoo ko. ah déet sa doom day tux yàmba kay da nga si xam nga ñàkk. non da ngay xaar ba gis ko. xam nga gis bi ak ñàkk gis bi duñ si werante maa yow. man personnellement parce que xam nga duñ si wax. parce que kilifa génn na ci yéen leeral ko si kanamu presse bi. kilifa googu kan la wax ko kan la kan mooy kilifa googu. madame sama turandoo génn na ci. non xaw ma sa turandoo déglu ma rek génn na ci COUD. génn na ci conférence presse devant les journalistes leeral ne am na ñu jàpp seen nekk ñuy tux yàmba. bu fekkente ni situation boobu dafa sensible si yow bu mënoo kaa wax. non du ma si wax nga ni ma du ma si wax très clairement ñu jàll si leneen. non du ma si wax Sénégal ak diaspora yëpp seede ne yéen ñiy liggéey COUD tey oote. ndey tey oote baay gis nga ñun nag tey oote jaboote. d'accord seen yoon nekkul ci gune yi tux yàmba. ba tàggoog mais seen loolu xel. duñ ko wax pourquoi ñuy wax loolu man su ma ko gisoon man personnellement ñu ne ma kii dafay tux yàmba man dinaa dem woo ko man personnellement wax ak moom. très bien. waaw à l'échelle de l'université. en tant que maire. à l'échelle de l'université dangay oo benn par benn ku ñu ne di tux yàmba nga ko di ko yedd. mais pourquoi pas. très bien. on peut te dire des. très bien bu ñëwee si condition étudiants yi conditions yi nga xamante ne moom la ñu nekkee foofu si chambre yi. am na ñu jàpp ne xëy na surpopulation am na mais am na ñeneen ñu jàpp ne également ci mbirum codification yi gars yu bari dañuy jaay place yi foofu la ca université loolu aussi dafa sensible. non sensible loolu lu ñuy waxtaane la. yaa ne kenn askan. lan mooy tolluwaay bi. man dama nekk. yow daal yamba bi ngay bañ. non loolu du ma si wax. waaw kon baax na. parce que sama doom sax bu ma waxee day tox tant que jàpp ma ko du ma si wax. noonu laay fonctionner.
bu dee kilifa jàpp na kay jàpp ngeen. bu ko kilifa jàppee te man gisuma kilifa gi mu ne ma kii maa ko jàpp ñu wane ko ci télé bi ñëpp gis ko bu boobaa dinaa ci wax. baax na léegi lu jëm ci wàllu néeg yi. lu jëm ci wàllu néeg yi damay rafetlu rek li nga xamante ni moo xew ren ci université Cheikh Anta Diop. COUD gis nga boo duggee COUD di nga xam ne COUD mi ngi changé te loolu pour bien-être étudiant yi la. boo duggee seen néeg yi di nga gis ne la fa nekkoon lépp dindi nañ ko. man démb bi ma wooyee ne étudiants yi ñu ngi dóor suñu benn naataango fa ma taxaw laa gis camion matelas yu bees tàq orthopédie ñu indil ko étudiants yi kon ñoo ngi dox ci étudiants yi seen bien-être. ñun ñoo ngi ciy dox bu baax a baax. waaw bu dee affaire chambre yi nga wax dañ koy jaay gisuma ko man damay codifier étudiants étrangers yi te dama nekkoon ci codification. man liggéey naa ci codification ndax service bi ma nekkoon muy bourse carte képp kuy étudiant jaar nga foofu. mais loolu man gisuma ko. man personnellement gisuma ko. te bis ma ko gisoon man naa ko dénoncer. donc nga ni tey tout se passe bien chambre yi capacité d'accueil bi. mais respecté nañ ko. mais chambre ñi ko war a am ñu ngi koy am. mais chambre yi. par quota la. étudiants yi amicales yi dañuy quota la. xam nga donc étudiants yi kuñ ci jox sa chambre. nga jaay ko fan nga dëkk yaa tudd jaay man gisuma ko ñu ngi koy dégg nag ci biir campus bi mais man gisuma ko. est-ce que am na ay contrôle yu ngeen di faral def comme ni ngeen contrôlé ba gis yamba ji est-ce que am na ay contrôle pour gis affaire néeg beeg lan moo tax yow nga wax jaay bi c'est parce que dañoo contrôlé ba gis loolu xëy na. non mais xam nga comme yow lu ñu wax rek nga ni yëguma ko gisuma ko. non du ma ne li ma gis loolu laay wax gis naa ko li ma gisul gisuma ko. ci codification laay nekk depuis ma nekk université 87 ba 2016 maa ngi def codification ba année bi maa ngi def codification. mais domaine bi ma nekk amu fa. étudiants étrangers yi man maa leen di codifier amu fa. alors comment expliquer que quelques années ci ginnaaw ñu envoyé benn administratif hôpital dans le coma à Saint-Louis ñu tegaat ci ay at ñu defaat lu ni méngool séquestré 2012 séquestré woon nañ njiitu COUD. tey démb ñu defaat lu ni méngool la moo tax yu mel noonu di répété wu te amul benn saafara boo xamante ni bu définitif lay doon buñ ci apporté. non pour ñan ñoo koy saafara ñun ñoo koy saafara potum biir nekk la tey gis nga travailleurs yi li ñu def woote nan wàllu woo assemblée générale ñëpp ñëw. bi ñu ñëwee potum biir nekk bu ñuy wax ci ab télé fi laa ko mos a gisee. non si parce que université kër la. da ngay nekk sa kër di nga fa gis lu la neex gis fa lu la naqari mais yow yaay xool noo koy saafara. te ñun responsable yi nekk foofu yépp ñu ngi def de telle sorte que loolu dootu fi am. ñu ngi koy jéem bokk. ndax université génération bu ne jaar na fa ci suñu kanam mais li ñu gis temps yi nii moo tax ñu xaw a yuuxu ba ñëpp di ñu dégg. pour étudiants yi dégguñu surtout ñun. parce que étudiants yi ñu ci bari xamuñu ne dañu agressé travailleur COUD. depuis 1987. moom nga wax si nga nekk 87 si nga nekk université Cheikh Anta Diop de Dakar donc objectivement bu fekkente ne ni amul ay questions yu sensibles wala jiitaloo sensibilité questions yi war nga mën a wax très concrètement tey lan mooy li nga xamante ni wala fi nga xamante ni fa la mbir yi sooxee tey ba ñu ak ci situation bu ni mel. xam nga fan la mbir yi di sooxee. boo nekkee ak ñu mel ne étudiants yi temps yi ni ñu mel. étudiants yu bees boog laay wax. yu bees. waaw étudiants yi parce que étudiants yu bari jaar nañ fi mais man li ma gis nii mooy étudiants yi xam nga li ñu privilégié concertation bala ngaa def dara ci COUD da nga leen ca war a boole ñoom loolu lañ soxla loolu lañ gën a soxla te loolu. j'ai pas bien compris kan mooy privilégié concertation bi. mais étudiants yi loolu lañ bëgg te ñun loolu la ñuy def. la direction du COUD loolu lay def. lu muy def lu nekk dina woo ñi nga xam ne ñoom la ko séqal ñu toog waxtaan ci. loolu mooy régler problème mu université nañuy toog ak étudiants yi di waxtaan ak ñoom mais comme ni ma la ko waxee rek dafa am ay spécificité par exemple amicales yoo xam ne renouvelé guñu ak yooyu ñi sortant donc c'est ça les problèmes qui sévissent à l'université doo xam kan ngay waxtaanal boo waxtaanee groupe bi bu subaa groupe jógati grève finalement da ngay xool naka ngay yaay xam nooy tojee sa bopp janax ba problème dootul am. waaw. est-ce que vous avez le sentiment que yéenay chair à canon jamono ji bu ñu war a saafara mbir mi. ñan ñooy chair à canon les travailleurs. waaw mais ñun. est-ce que vous en avez le sentiment. ñun ñooy chair à canon yi. damay laaj.
parce yow yaay laaj may que xam nga da ngeen jéggi situation bi acte bi. ne nguur gi na faj soxla yi. waaw étudiants yi yéen lañ def moyen de pression parce que loolu ngeen di joytu. mais nguur gi est-ce que vous avez le sentiment d'être chair à canon nguur gi parce que nguur gi mooy saafara. non ñun duñu chair à canon kenn ñun ay travailleurs lañu di jàppe suñu bopp ay parents d'étudiants. nguur gi nag moo fi nekkal ñëpp boo demee ba sës looy def régler leen problème mu ñi ku koy régler. les autorités compétentes. loolu la ñu wax rek. donc yéen bi ngeen xoolee avant par exemple régime mu maître Abdoulaye Wade di agsi si nguur gi. am na ñu doon am bourse am na ñu daawul am bourse. moom bi mu agsee généralisé loolu est-ce que faiblesse la wala force la wala lu yàq la wala lu defar est-ce que lu war a mën a nekk la ci am réew ci université. Abdoulaye Wade dafa yëween rek. université ban ngay gis ñëpp am bourse. non voilà justement man waxuma sentiment Ablaye Wade ak. non dama wax noonu man tamit. parce que dama ne dafa yëween rek def loolu. loolu laa la wax maanaam c'était pas une bonne démarche. mais dans toutes les universités du monde li am fii amul foofu amul fenn. donc dafa yàq plus que li mu defar. yaa ko wax. non damay laaj est-ce que dafa yàq plus yow yaa fa nekk yow yaa am expérience. mais étudiants yi ku ñëw di leen jàppale Ablaye Wade loolu la def dafa ñëw jàppale leen. xëy na jàppale bi moo ëpp lu ëpp nag tuuru yow yaay xool lan ngay jëlee ci li ma wax. non Sénégal. ak diaspora bi ñoo xool Sénégal lan ak lañ jëlee diaspora ak étudiants yi ak waa COUD. Ablaye Wade dafa ñëw indi lu bees. ku amul bourse am bourse. dafa defar wala dafa yàq. kan loolu dafa defar wala dafa yàq defar na ci benn côté. ban côté la defaree. benn côté bu mu defaree mooy dimbale na étudiants yi nga xamante ni seen loxo jotul woon seen gannaaw foofu la leen dimbalee. beneen côté bi mooy budget bi foofu duma ci xuus parce que jànguma loolu fan la ñuy jëlee fonds yooyu yëpp. donc dafa gën a yàq wala dafa gën a defar. yàq na defar na. lan la yàq. li mu yàq mooy li ñu war a jubbanti. li ñu war a jubbanti loo xam ne présentement moom la ñu war a jubbanti. oui mooy di fay étudiants yi à temps seen bourse yi. loolu laa xam ne loolu bu ñu ko defee dinañ am jàmm. loolu am nay jéego yoo xamante ne amaloon nañ ko si ba utal leen ab banque utal leen ay cartes yu ñu fayee ko loolu tamit c'était une mauvaise démarche wala am na ay faiblesses yoo xamante ni xëy na yéen étudier ngeen ko war nañ kaa mën a soppar ñi def ko yeneen yan lay doon. ñoom ñoo seet lu ñuy def mais man bi may fay bourse. nekk pavillon B chèque lan daan jox étudiants yi ñun. kon évolution am na dañ daan woo étudiants yi di def rappel minuit rappel nangam. di jox étudiants yi seeni chèque ñuy dem point E di ko jëli foofu. kon évolution am na. évolution bu mag am na. leneen li ci topp nag mënuma ci wax ndax banque ba ndax carte ya étudiants yi ñoom ñooy apprécier. alors est-ce que sa gis-gis. dañu war a reconsidérer waat aminu bourse yi ci Sénégal parce que li si ëpp mooy indi coow li ci réew mi. waaw mën nañ ko xoolaat ba pare yokk ko. yokk tolluwaay bi. yokk tolluwaay bi parce que dafa tuuti. ñun li ñuy joxe sax ëpp na bourse ñun travailleur COUD yi. day gis étudiant mu ñëw gis la ndànk sa bureau nga defal ko li mu bëgg en tant que parent donc bu ma gisee étudiants yi di acharné wu ci travailleurs yi man damay am pincement au cœur. parce que dama leen ñeewante. waaw ñoom aussi ñu war a am yërmande si travailleurs yi. donc bu ñu ko joxoon xëy na ñi ko gën a mérité. xëy na coow li dina xëy na gën a wàññeeku. ñi ko gën a yan bi gën a oyof. ñi ko gën a mérité maanaam des bourses d'excellence loolu nga bëgg a wax. quelque part. peut-être mën na nekk comme mën na bañ a nekk. mais nan yokk bourse yi. ñi nga xamante ne ñoom ñooy chercheurs yi ñi def seen ay doctorat ñaare li ñuy am ci bourse également boo koy seet du méngoo ak li ñuy yittewoo tigi ngir amal seen ay recherche. ci wàllu woowu yow ban solution nga si am selon sa expérience. non man mënuma ci wax parce que man maa ngi fàttaliku pécule de stage yu ma mujjee fay. ñoom Mignel Barosey ak Fatima Bokoum. moment yooyu maa nga COUD. suñu di doyen fay suñu doyen. voilà ñooñu ba ma leen di fay pécule de stage ñuy dem di jàngi xaw ma Canada xaw ma fan. loolu tane woon na kon nan ko xoolaat rek. fan la tollu jamono ji. loolu mënuma ko wax parce que nekkuma ci cadre boobu COUD laa nekk. li nga mënul wax bari na. merci beaucoup merci madame Samb Walir Samb di secrétaire général bu SATUC syndicat bi jaboote mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey foofu la ca COUD waaye balaa ma lay bàyyi bëgg naa rek bu fekkente ni am na benn message
boo bëgg a joxe très clairement pour ñi nga jàpp ne si c'est pas trop sensible ñoo war a mën a indi saafara nga joxe que si 30 secondes ñu avancé. ok message bi nga xamante ni moom lay lancé mooy ñu yërëm gune yi am na waykat bu ko wax nan yërëm gune yi mais gune yi tamit nan respecté mag ñi yërëm mag ñi loolu laa am lu may lancé parce que université ab dëkk la nan ñu yërëm comme ni ñu yërëmee seen i waajur nekk ak seen i frères et sœurs si biir kër gi ci jàmm ak salaam loolu bu ñu ko defee rek kudd jëm ca kanam. Valérie Samb merci jërëjëf mbokk yi jërëjëf également si déglu bi daañu dellu si waat ak yéen ci kanam tuuti bu fukki waxtu tegalee tuuti ngir ànd ak yéen ci dellu seep soxna Colette Senghor doonoon première dame bu premier président de la République du Sénégal indépendant 1960 Léopold Sédar Senghor moom moo faatu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ñu war ko denc si fii ci Bel Air ci wetu borom këram ga woon ak doomam Philippe Maguilène Senghor mi faatu fii ci Yoff di leen jox dig daje kon ci kanam tuuti bu sooyee suñu borom di leen ñaanal reerub jàmm ak bàyyi sàmben bi également mu reer yi jërë ngeen jëf ba ci kanam bu sooyee suñu borom merci.